del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer. salaamaaleykum mbokk internet yi safoo Feeling Dakar TV am nañu mbégte bu baax ak kontaan di teew fii ci seen biir émission fii la nag comme ni ñu leen koy waxee saa su ne fii la lépp di xewee tey jii nag ñu dem seeti ndaanaan boo xamante ni ràññee nañu ko ci wàllu muy yëngu mu mën a way lool macha allah waaye nag yemul ci loolu comme ni ma koy faral di waxee rek il a une voix mélodieuse captivante waaye tamit am présence sur scène bu charismatique kooku mooy leader de la génération consciente gu nekk ginnaaw raay gi Papa Diouf Chéri Bets comme ni ñu koy woowee nuyu naa la. waaw jërëjëf waay Nana man aussi fay naa la. tey moom xam naa suñu émission bi dina neex trop parce que Nana mi ma jàkkaarloo xale bu bari bagage la muy yorul quoi. mais nii la quoi lu nit di def rek xam nga yéen a ngi tudd Feeling Dakar. te loolu doomu aadama lépp looy def rek dafa war a ànd ak feeling. donc man aussi maa ngi lay fay Nana. di nuyu président Bamba. borom Feeling Dakar PDG. di ko sargal donc ñi nga xamante ni ñu ngi xool site bi yëpp. internet yi fu ñu mën a nekk si àdduna bi. maa ngi leen di nuyu. mais def nga verre bu baax bi dafa mel ni ko corona bi. waaw gis nga def ñëw rek def yi fu taalibe quoi. toujours égal à lui-même Papa Diouf leader de la génération consciente gone ginnaaw raay gi mu doon nag koo xamante ni macha allah dañu koo xam ci way wi waaye nag macha allah tëgg rek lay def nag loolu moom maa leen ko wax. léegi nag dañu daal di dugg ci biir waxtaan wi ndax nag ku xam Papa Diouf xam ko ci macha allah mu mën a way waaye tamit doon artiste boo xamante ni dafay porteur de voix la comme ni ñu koy waxee dafay refléter ay thèmes ñu daal di ñëw nag ci coronavirus bi actualité naka nga dundee coronavirus bi. waaw Covid bi moom vraiment ni ñu ko dundee rek mooy ni ko àdduna bi dundee. mu nekk loo xam ne choc la boo xam ne dafa bett àdduna bi. donc adduna bi yëpp la bett donc di ñaan yàlla rek vraiment yàlla gaaw saafara ko parce que je pense que ni lii am ni tey kenn xaaru ko woon donc dafa ñëw vraiment bett adduna bi et que ñu ngi ñaan yàlla suñu borom gaaw saafara ko mu jeex ba ñëpp delluwaat ci seen i activité amiin nga def ci nag lu garaaw loo xamante ni bi corona bi ñëwee ba léegi mën naa ni mel ni yow yaa ko fi def c'est exceptionnel muy live confinement def 8 titres may ko say fans loolu garaaw la. waaw mais xam nga lu nekk rek bu amee. da nga si am jàngat. donc nous on s'est dit que ni tey Covid am na. donc ñu ne restez chez vous. mu nekk confinement boo xamante ni presque jël na temps donc et que confinement boobu da nga dem ba sentir si que ni nit ñi stressé nañu parce que chaque jour nit ki mi ngi nekk si ay activités di dem di dikk di def ay action ñu xëy rek ne la tëjul donc loolu xam nga dafa metti donc da ngay dem ba affaire boobu nag dalay stressé donc on s'est dit que en tant que porteur de voix en tant que musicien amuñu lu dul fans yi amuñu lu dul askan bi donc ñu ne nañu def benn live confinement may ko Sénégalais yi may ko mélomanes yi nga xam ne au moins comme que dañ ne rester chez vous dinañ mën a toog seeni salon wala seeni chambre à coucher xam nga vraiment ku ci war a génn aussi di nga ko mën a déglu sa oto donc li moo andi live confinement bi dañ ko génnee aussi commercialisé wuñu ko jaayuñu ko donc dañ ko génne may ko askan wi pour ñu consommer ko donc biñ leen ko may aussi alhamdulilah feedback yi ñu am baax na parce que gars yi ñu ngi koy déglu bu baax mais nga jógee ci lu metti ba noppi def lu ni mel loolu c'est pas évident parce que nag gis nañ ni laata corona bi doon nga waajal Dakar Arena mujjul antu ndax corona bi nga jóge fa def lu ni mel génne 8 titres yoo xam parce que ku ne xam na ni studio yombul nga dugg fa daal def live c'est extraordinaire idée boobu fan la jógee ak naka la dikkee. waaw idée boobu maa ngi ciy remercier suma mag sama xarit Papis Konaté donc xam nga temps yi dafa génne benn concept biir studio Papis Konaté nga xam ne idée bu am solo la parce que on a l'impression léeg-léeg askan wi dañuy bëgg di gis loo xam ne mosuñu ko gis artiste bi buy enregistré atmosphère bi ambiance bi film yi nan lay développer ay concept am donc morceau yi ñuy jox askan wi ñu koy déglu nan lañ koy fentee nan lañ koy defaree yooyu yëpp c'est des choses nga xam ne léeg-léeg public bi dañ koy soxla te duñ ko am donc mu am idée boobu nag pour ñu def benn émission donc benn jour lañ ko defal
dem studio Papis. macha allah enregistré. waxtaan def ak moom émission bi ñu paree ñu ne nag bon lii moom dafa nice dafa rafet. nañ ko jël may ko Sénégalais yi. donc ñu consommer ko. c'est venu naturellement. oh c'est naturel macha allah comme ni ma koy faral di waxee rek mais en tant qu'artiste nga xalaat corona bi bu jeexee fan la leen jëmee après corona bi yéen artistes yi quoi. waaw c'est vrai que question bu am solo la. parce que tey jii ki nga xamante ni liggéeyam mooy musique wala ki nga xamante ni en général artiste bi musicien bi kii def théâtre kii peinture ainsi de suite donc ñoom ñëpp dañu nekk ci biir je pense que ni tey mbas mi am artistes yi laal na leen bu baax laal na ñëpp d'abord mais aussi laal na artiste bi parce que ki nga xamante ni tey boo toogee 2 mois rek joué woo c'est vrai que dina metti léegi nag on se pose la question lan mooy avenir u artistes yi fan la ñu jëm donc lan la ñu war a def mais loolu tey question la boo xam ne yow xamoo ko man ni personnellement xamuma ko keneen ak keneen xamu ko parce que tey ñi ngi xool bu ñu delloowaatee suñu liggéey yan mesure la ñuy jël ñi ngi xool aussi ci côté musique bi donc yan jumtukaay la ñuy utiliser pour maanaam rentrée d'argent yi nga xamante ni daan nañ ko am ñu am lu toll noonu wala ñu am lu ko ëpp. surtout ngeen garder existence bi aussi. existence bi donc yooyu yëpp c'est des choses yi nga xam ne tey c'est vrai que dañuy programmer di anticiper artistes yëpp tous les artistes du monde tey kenn mënu la wax ni ëllëgu artiste bi carrière am lan la kenn mënu la ko wax muy man mi nekk Sénégal di ki nekk ba aux États-Unis di ku nekk ku foo mën a nekk ci àdduna bi ëllëgu musique doo ko xam mais nag li ñuy xalaat rek mooy que ni donc ñi ngi anticiper di programmer aussi suñuy événement parce que am nañ yaakaar que ni balaa yàgg mbas mi dina wàcc boo ko defee nag ñu mën a dellu ci suñu liggéey mais en ce moment là muy man di keneen ëllëgu musique bi kenn mënu la wax nan lay mujjee parce que mbas mi am na donc jeexagul ñi ngi xaar quoi. d'accord mi ngi noonu kon nag loolu parenthèse la rek bu ñu doon ubbi jëmale ko ci mbas mi di ñaan nag yàlla jëlee ko fi ndax nag moom mooy borom kun fa yëgul lu mu ama rek mu am waaye itam lu mu daal di dakkal rek mu daal di dakk kon nag yàlla nga dakkal mbas mi ñi mu dal yàlla wéral leen ci barke Seydina Mohamed comme j'ai l'habitude de le dire ñi nga xamante ni dalagu leen yàlla nañ ci mucc mi ngi noonu kon nag ñu bëggoon xam rek sa affinité ak Eric Clapton parce que nag dañu gis mu recommandé la ci festival boobu nga xamante ni moom mooy Never Sleep lan moo waral la affinité bi fan la jóg. waaw maa ngi lay remercier ci question boobu. donc xam nga bu ñu waxee Eric Clapton di wax koo xamante ni ci musique mondiale. ñëpp a ko xam. ñu ne Eric Clapton ne Elton John wala ñu wax Sting wala ñu wax Peter Gabriel. donc tey ñooñu rang bi ñu yore ci world music maanaam lu am solo la. mais nag loolu li tax Eric Clapton recommandé ma ci le festival de Dresden. bi ñu waroon def le 15 mai nga xam ne après bi Covid bi ñëwee ñu def ko concert virtuel. def ko Never Sleep. donc liggéey la parce que li naan step by step donc dañ ko liggéey mais nag benn loxo rek du benn lam rek du yëngu donc man dama am chance ak agent bi may liggéeyal ñu ngi tudd New African Production. suma mag Birane Sarr maa ngi koy nuyu de passage. donc nekk ba Amérique depuis 2014 ñi ngi doon liggéey ak moom. donc liggéey bi ñu doon liggéey ak moom aussi mooy ku am expérience ku yàlla may expérience ak relation publique ci côté world music donc mu def ci 27 ans de carrière kooku heure bu ma demee tournée américaine du rek damay jouer sénégalais ak gambien yi mais damay jouer waale ay festival donc le festival de Wisconsin am naa chance jouer ko donc si ay producteurs yu bari yoo xamante ni fekk nañ ko donc joué naa aussi le festival de Summer Stage donc c'est des festivals yi nga xam ne boo ko joué producteurs yu mag yi artistes yu mag yi dañ lay seetaan donc loolu da lay permettre plateforme yu bëri yu nekk ci world music bi da nga fay dem ñoom dañ lay gis donc buñ la gisee aussi gis ne que am nga talent donc amul ay dañ lay jël donc moom foofu la ma découvrir festival yi nga xamante ni jot naa ko joué aux États-Unis ak en même temps press release bi nga xamante ni tey sama agent bi nga koy def ci man muy partout dans le monde ba ci festival yi am ci
naaru mag dëkku Maghreb yi. donc boo demee par force plateforme yi di nga gis Pape Diouf. donc loolu liggéey la nag boo xam ne liggéey bu am solo la donc foofu la ma Eric Clapton découvrir donc recommandé ma pour ma bokk si le festival de Prestige donc noonu la demee quoi. macha allah suñu fierté nga waaye tamit fierté àdduna wërngal këpp la surtout le continent d'Afrique waaye nag ñu ñëw ba tey ci Union africaine parce que dañoo gis yow yaay seul sénégalais bi ñu fa gis pendant comme ni ñu koy waxee rek malgré artistes yi bari nañu mais yow rek lañ fa gis comme sénégalais naka nga dundee lu ni mel. loolu aussi ndamu Sénégal la. parce que comme ni ma la koy waxee rek na donc liggéey rek moo wóor et que tey Sénégal yàlla dogal na. fu ñu toll tey ci suñu carrière sénégalais la ñoom ñoo ñu porté ba fi ñu egsi. donc tey amatuñu lu ñuy prouver Sénégal. amatul dara lu ñuy prouver xale yu ndaw yi ku judd sax boo nee Pape Diouf xam na Pape Diouf. donc nag li ma dese ñun li ñu dese si suñu carrière mooy ubbi suñu musique. au-delà de nos frontières. yóbbu ko musique sénégalaise yóbbu ko si àdduna bi. donc kii di Union africaine wax ONU wax tey xam nga FAO wala yeneen ONG yu mag yi nga xamante ni tey ñoo ŋànk àdduna bi kon tey boo demee ba lu mel noonu ñu xool sa liggéey ràññee la ci taamu la non seulement nga bokk ci mais ñu ne maanaam musique bi nga xamee ni mooy représenter Afrique ren ci Covid bi donc muy son bi nga xamante ni Union africaine ren ci année bi moom la ñu son bi la ñu war a def son bi ñu war a def ci Covid bi donc yow en tant que un Sénégalais yow la ñu taamu pour nga def ko boo ko defee nag ba pare ñu yaatal ko def ko en featuring woy ko en swahili woy ko en anglais woy ko en arabe en portugais donc loolu aussi ndamu Sénégal la loolu moo ñu permettre ñu dugg Union africaine donc pour mën a bokk ci bés bu rëy boobu nga xamante ni moo nekkoon le 24 le 25 mooy African Day bi nga xamante ni bokk na ci quoi. macha allah ci featuring yooyu la ñuy dugg ba tey parce que gis nañ la yow ak Fally Ipupa ak ki nga xamante ni moom mooy Jacob mais surtout Jacob sa link ak ñoom lan la. waaw Fally Ipupa suma frère la. maa ngi koy saluer de passage. donc du ma arrêté mukk si di ko remercier vraiment muy nit bu baax. boo xamante ni bi may def. suñu disque international bi nga xamante ni tey Universal la signé ñoom ñoo ko produire donc Fally ñëw jàpp si album bi donc biñ koy woo aussi donc suma manager Makhtar Diop Makhtar bu Subatel ak aussi Papi Tokocho nekk ba Paris donc bi ñuy gëm projet bi di ko def c'était pas évident métti woon na trop mais artiste bu ñu sentir rek bu ñu la woowee dañ lay wax ni que c'est pour l'Afrique donc Fally il nous a répondu à cause de ça parce que africain la patriote la ku bëgg continent la donc ñëw apporter soutien ñu woowee boobu mu neex trop quoi donc Jacob Devarieux aussi muy légende boo xam ne dama yàggoon rêvé woy ak moom depuis ma nekk xale Kassav bu ñu mos a ñëw Sénégal fu ñu tëgg concert rek fekk naa leen fa ak samay morom ñu mel ni man donc ku mel ni Jacob c'est une légende donc mi ngi mel ni nga woyandoo ku mel ni Baba Maal nga woyandoo ku mel ni Youssou Ndour ku mel ni Omar Pène ku mel ni Thione Seck donc c'est des légendes yi nga xamante ni tey képp kuy ndaw wala képp koo xamante ni tey maanaam bokk nga ak ñoom langue musique bëgg nga woyandoo ak ñoom donc Jacob aussi bi ñu ko woowee maa ngi fàttaliku mi ngi woon en tournée mondiale donc mu jël volom jóge ci île des Caraïbes ñëw fekk suñu Paris ñu reerandoo donc waxtaan ak moom mu kontaan si projet bi muy ñëw studio di dugal aussi dafa écourter tournée ñëw woy donc vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla yokku maanaam ak voilà amiin macha allah mi ngi noonu toujours égal à mais Pape nag dafa mel ni temps yi toogoo parce que nag gis nañ le Global Suite lu tolloo 40 artistes ñu taamu la ci ngay seen ambassadeur loolu bi nga ko yëgee naka la def naka nga ko dundee. waaw mais kontaan rek aussi loolu je dirais que ni aussi ndamu Sénégal la. parce que xam nga tey Global Suite donc ONG bu mag la. tey bu ñu nee Jeux olympiques. donc àdduna bi yëpp xam nañ ko. ñëpp nañ koy suivre et que fu Jeux olympiques am rek dañu nekk en partenariat ak Global Suite
donc Global Summit ONG bu mag la boo xamante ni organisation no profit lañu. donc dañuy def humanitaire. ku wax Pape Diouf xam ko ci humanitaire. donc liggéey naa ak handicapé yi. def nañu ambassadeur liggéey naa aussi ak Ebola. liggéey naa lutter contre le tabac. donc ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite. donc tey boo nee Global Summit nga ni Union africaine wala nga ne ONU wala nga ne FAO. donc ñooñu ay wala nga ne OMS. donc c'est des grandes ONG yi nga xamante ni àdduna bi yëpp dañ leen xam. donc jeux yi mi ngi waroon am le 21 à Tokyo. ñoom aussi ñu nekk en partenariat ak ñoom. yàlla dogal ñu ne nag bon ak année bi Covid bi. ñoom dañuy def benn fundraising. maanaam le 9 août bii di ñëw la ak le 10 août. donc 2020 fële lay amee ci Tokyo. nga xamante ni adduna bi ñëpp dañ si bokk. donc ñu sélectionné aussi ay artistes. non seulement ñu boole ma ci. ba pare mu représenter Afrique 2020 ok 2020 jeux yi mi ngi am 2021. donc je pense que peut-être mën nañ ko sax reporter. parce que maa ngi gis que jeux yi waroon am Sénégal 2024. maa ngi gis ni que ñu ngi ko reporter. 2026 ba 2026. donc ñoom aussi loolu mën na am. mais par rapport ak Covid bi donc ñoom dañuy def aussi fundraising. pour jàppale ñi nga xamante ni dañu impacté maanaam corona bi laal na leen. donc comme ni ko ONU defee. comme ni ko OMS defee. donc comme ni ko aussi Union africaine defee. nga xamante ni tey dëkk yu bari. ci Afrique ñu ngi leen di jàppale. donc kon je pense que ni tey bu ñu jëlee Pape Diouf non seulement ma bokk ci concert virtuel boobu. mais ñu def ma ci aussi ambassadeur. donc loolu du man. c'est le Sénégal. namu Sénégal la. man it ma jëlaat lépp delloo ko Sénégalais yi. loolu aussi liggéey bu intense la. par rapport ak waa New African Production. su ma mag Birane ñu ngi ko ci remercier bu baax. parce que nekk na agent boo xamante ni tey mag la. kilifa la nijaay la si ñun. mais nag lépp la si ñun. donc loolu aussi liggéeyam la boo xamante ni nekkul agent boo xam ne rek dafa ñëw tëdd nelaw. mi ngi si liggéey bu am solo. donc ñu ngi ko ci félicité bu baax di ko remercier. mais boole boobu naka nga koy boolee ambassadeur nekk aussi musicien. est-ce que dina metti des fois. waaw xam nga am na loo xam ne tey bu la ko yàlla defalee da nga koy sante yàlla. parce que suma rêve loolu la woon. suma rêve mooy nekk musicien servir sama réew. su ma servir sama réew aussi jël sama drapeau réew exporté ko. donc loolu du ma ci mës a taay. te yaa ngi ci tànk yi. voilà macha allah mag ñee ko jàngal waaye nag moo jàngal ndaw ñi Papa Diouf leader de la génération consciente. mais nag ñu ñëw ci musique bi parce que nag duñu ñëw nag ba fii nag te duñu wax ci musique bi tuuti. sa style musique bi Papa Diouf mbalax bi lañ ko daan gisee lu bari mu ñëw nag daal di changer style bi ñëw feneen foo xamante ni peut-être kenn xaaru ko fa woon idée bi fan la jógee. waaw mais xam nga musique moom. la musique est universelle musique dafa yaatu nana. donc lu nekk rek ak projet. donc mbalax ñun ñoo ko moom. ñun ñoo ko naan bu ñuy nelaw boo ñu yeewee sax ñu woyal la mbalax. donc yeneen style yi nga xam ne aussi dafa ànd ak jamono. on est obligé ñu dugg ci registre boobu. parce que dañ koy consommer. muy différents musiques yi nga xamante ni tey différents styles bi nga xamante ni tey moo xew. donc muy afrobeat tu vois ak yeneen yu mel ni moom. folk acoustique. xam nga donc musique pop afro pop. afro trap. yooyu yëpp c'est des styles yi nga xam ne tey dafa xew. ànd ak jamono léegi nag àdduna bi di ko consommer. yow tu es obligé nga dugg ci registre boobu pour vraiment xamal ne. askan wi aussi que ni yéen kat fii moom jël ngeen ko ñu nit xaaral ñu jox leen. li nga xamante ni bëgg ngeen ko donc loolu la quoi. macha allah mi ngi noonu mais nag man dama am problème mu choix entre Paris Dakar ak Fatou Mbow nit ku baax. Fatou Mbow waaw Fatou Mbow voilà. dama am problème mu choix. xaw ma nag ban nga ñu ciy may ak aussi nga wax ñu idée bi c'est-à-dire naka nga def. ba way Fatou Mbow ak seen affinité fan la jóg. waaw mais xam nga Paris Dakar moom. Paris Dakar. mooy Paris Dakar. Fatou Mbow aussi nit ku baax la. parce que àdduna suñu borom moom moo ñu ne maanaam nit ku la defalee lu baax rek
sant ko. dëgg la. ku ci nekk nag ak ñi ngay santé. Il y a 1000 façons de dire merci. donc Fatou nit ku baax la suñu jigéen la. donc ñu demoon tournée suñu xarit suñu rak Njarka Seck yóbbu ñu Genève. il y a je pense que 3 ans xaw ma 2 ans. donc ñu dem fa Njarka yóbbu ñu fa nag ñu koy remercier de passage. vraiment mu sonnoon lool ci soirée bi Njarka. donc bi ñu àndee nag présenté ñu Fatou aussi ñëw jàpp ci soirée bi bu baax moom aussi muy nit ku baax. depuis boobu nag ñu garder ay relations yu rafet. te nit bu la defalee teranga rek. il y a 1000 façons de le dire merci donc loolu moo tax ñu bind woy boobu. jagleel ko woyal ko ay maamam ne ko merci. mais ñu gis nga firi ci woy bi dañ daan gis Pape Diouf nag da daan firi mais woy wi moom liñ ci firiwee ñun sax dañoo jaaxal na. waaw mais xam nga dañ ne Pape Diouf di ci nouvelle vision macha allah. Pape Diouf nouvelle vision. nouvelle ère. waaw te jamono ju nekk ak la cay war a xew. donc. jamono ji nekk ak la cay war a xew jamono ji nag Pape Diouf groupe PDG. PDG. waaw gis nga loo ñuy wax ci Pape Diouf groupe ak projet yi. waaw Pape Diouf groupe moom. Pape Diouf groupe la donc ñun groupe lañu. ndeysaan. famille lañu tey su ma nee Pape Diouf ne sama rakk Matar Diop. su ko teel muy rakk joo xam ne du ma ne sax sama manager la mais kooku c'est mon jeune frère. muy xale bu yaru. xale bu ma gëm donc ma jël affaire yi teg ko ci loxoom mu yore ko nag yore bu ma neex donc moom maanaam su toogee man amul comportement manager mais comportement rakk la am mu ànd ak sama rakk Khadim Diouf vraiment ñu ñaari xale yoo xam ne dañu am jom tey nag liggéey bi gars yi nag nekk seen ginnaaw suñu mag Ibra Thiam xam nga vraiment magal nu et ñuy doxal PDG nga gis ni que aussi ci beneen côté am nañu New African Production sur le plan international suñu mag Biram Sarr moom it di suñu papa di suñu nijaay di suñu xarit ñuy wax ak moom lu nekk am ak moom complicité boo xam ne vraiment sur le plan international tey am nañu wéeruwaay ñu koy sante yàlla di sant suma mag Pape Bokar sama diggante Pape Bokar Diouf kenn dootu ko lam-laame donc muy équipe boo xam ne référence mooy suma référence donc muy équipe boo xam ne tey et ñi ngi liggéey bu sell ñi ngi liggéey bu wér donc li naan step by step donc tey PDG wane guñu ñun suñu identité parce que tubaab dafa ni il faut reculer pour mieux sauter donc Sénégal moo ñu ñor musique sénégalaise moo ñu ñor donc loolu nag dañu nekk di tabax mi ngi mel ni tey nga jënd kër gu bees di ko tabax donc tey ci phase boobu la ñu nekk et di ñaan yàlla projet yi nga xam ne dëgmal nañ ko pour la musique sénégalaise suñu borom may ñu si ndam ba lépp lu mu génne rek askan wi kontaan sénégalais yi kontaan musique sénégalaise vraiment jëm ci kanam. non fi nga teg sa tànk nii xam naa ne sax doo ko bàyyi waaye boo ko continuer nii ñun neex nañu ñun. merci Nana merci Nana. macha allah mais nag vraiment dañ koy tëj rek ak benn question muy sa diggante ak Feeling Dakar TV yaa ngi koy wax léegi di nuyu PDG Bamba mu doon nag loo xamante ni mën nañ lu yàgg la. lan mooy sa diggante ak Feeling Dakar TV li waral sama coow li Feeling Dakar TV. waaw d'abord damay remercier Bamba. di ko féliciter. tu sais Feeling Dakar génn na. commencé na di liggéey presque lu yàgg xaw ma ni Bamba moom Feeling Dakar. yàlla xam na ko. tellement tour bi daf ma yàgg a neex. maa ngi naan mais tour bi ça passe c'est nice. di ko suivre ba benn jour ñuy waxtaan. parce que Bamba Papis Niang moom moo ko présenté art du management donc mu dëkk Kaolack man it may waa Kaolack muy nit koo xam ne ku ma yàgg am respect ci moom dama ko yàgg gëm yàgg ko fonk ndax respect crédibilité ak aussi sérieux xale bu sérieux la nit ku sérieux donc bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu xamante seq nag relation bi rafet heure bu ma ñëwee France wala su may def dara Bamba da ciy dugg à 1000%. donc pour benn jour mu ne ma grand am nga site defar naa Feeling Dakar defal ma si ñaan ma ne ko mais kon yaa ko moom mu ne ma si
ma ne ko mais booy félicitation ndax fii ma la doon xaar bett mu woon ne di nga fi fekk si ndax da nga yàgg ambitieux donc depuis boobu heure bu ñu amee événement bu dee France Bamba day def communication avant pendant et après ba pare nag da ci dugg à 1000%. dina dem si Sénégalais yi dina dem si yeneen xeet yi donc ànd ak ñun ci événement bi ba jeex et que d'ailleurs ni nga ko defee ak ñun noonu la koy defee ku ne muy xale bu baax donc vraiment Feeling Dakar muy si boo xam ne naw naa leen dama leen di suivre donc maa ngi koy ñaanal Feeling TV Feeling rajo xam nga ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite parce que liggéeykat la gëm na ko et que d'ailleurs dama kontaan parce que tey gisuma fi sax góor quoi team bi xam nga bébé mi ngi leen koy wax mi ngi naan waa mais thème féministe donc c'est très important lii day wane ne que yéen a ngi innové et puis logistique bi ngeen andi caméra yi lépp nickel lii mooy booy liggéey da ngay am say jumtukaay kon Bamba macha allah franchement yéen a jërëjëf mi ngi doon waxtaan bi man sax doylu ma parce que man boo toogee ak moom non seulement xam-xam day génn waaye mbég mi may àndal rek man yàlla dong ñoo xam parce que nag macha allah il chante super même bien super hyper bien noonu lañ koy waxee Pape Diouf leader de la génération consciente doyluñu waaye nag li ñu cëralee woon ci waxtu dafa xot jëm ci jeex ñu wax rek nga tàggoog internet yi li naan xaw ma li duuf ci nag bi lépp xajul ci cin bi xanaa di wax rek ne maa ngi nuyu ñëpp. non xaj na ci cin li mais da cee xajandoo. kon jërë dégg naa dëgg waaye nana waaye macha allah donc vraiment nice quoi. di wax ne vraiment kontaan naa. Sénégalais yi maa ngi leen di remercier. di ñaan mbas mi gaaw jeex. ba ñu war a dellu suñuy activité xam nga ñu ngi doon waajal Dakar Arena. le 4 avril. ca dugg waaye nag du changer année prochaine. mais date bi wax ñu ko. non duñu leen wax date bi parce que ñi ngi nekk di ci liggéey. mais ce qui est sûr. dañuy ñaan yàlla rek affaire yi wàcc. bu ñu concentré woo dal ba lépp wàcc. ñu programmer ko waat jox leen beneen date ultérieure. di leen wax ne aussi année prochaine Olympia bi ñu waroon def 19 septembre. waa Europe waa Amérique dinañ ko def mois d'avril incha allah. andi ci nag ak Universal Music. teel leen a waaj teel leen a pare ndax teel a jóg ca ba muy teel. bu jeexee rek jeex na. bu jeexee rek jeex na Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. amiin jërëjëf kontaan nañu bu baax a baax waaye nag dañuy tàggatoo bu dul tàggoo jox leen rendez-vous beneen yoon fii ci Feeling Dakar TV ci seen biir émission fii la nga tëjee rek ak Dakar fan tous les jours je me rappelle quand je t'ai vu, quand je t'ai rencontré, puis on s'est perdu de vue. Notre amour n'est plus que pont suspendu de Paris à Dakar. Oui. Juste Paris perdu. morceau bi maa ngi koy may sama benn xarit. macha allah bu baax si ma ñu naan ko Manga. jël naa ko. Manga may naa la morceau bi. merci beaucoup. Merci. Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique. Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information.